ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd bekk suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si coronavirus tolluwaayu feebar bi ci réewuk Sénégal ci bésub tey juróom-ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo génn nag amee doomu jàngoro bi gannaaw test ga ñu jot a amal ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn doomi aadama bokk na ci nag ci lim gi nga xamante ne ñoom ñoo génn amee coronavirus juróom-ñeent ci ñoom ñoo doon ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci bile doomu jàngoro téeméeri doomi aadama nag ñoo wér tey ci feebar bi di coronavirus yóbbu lim gi nga xamante ne jot nañoo génn ci coronavirus ci réew Sénégal ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn doomi aadama junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñoo ne jamono ji ci loxoy fajkat yi fanweer ak juróom-ñeent ñoo jot a génn ci àdduna ci feebar bi di coronavirus ci réew Sénégal. ngir mën a am assainissement gu jaar yoon faw rek nguurug Sénégal yokk njëgub ndox mi fii ci réew Sénégal li ni mel nag di kàdduk njiital ONAS Lassana Gagny Sakho xam ne askanu Sénégal ñoom itam daal nañoo war a dugal seen loxo ci assainissement bi war lépp nag waruñu koo bàyyi ci ndodduk nguurug Sénégal Lassana Gagny Sakho ne woon kenn si ganuk Alassane Samba Diop ci édition spéciale bi ñu jagleel xeex coronavirus. daañu ànd itam ci biir jotaay gi ak Baba Ndiaye mu fas yéene dellusiwaat ci li yéenekaay yi xëy fasal tey jii yemoo ko alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk mai atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. juróom-ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo yokk ci lim gi nga xamante ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi di coronavirus ci réew Sénégal gannaaw test ga ñu jot a amal ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn doomi aadama ci lim gi génn tey nag juróom-ñeent ya ay cas communautaire lañu xamuñu fa ñu jotee ci bile feebar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ñoom ñoo nekk ci sauvetage jamono ji waaye itam jàppale ne téeméeri doomi aadama génn nañu ci bile feebar di coronavirus nag yokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn ci feebar bi maanaam wér yóbbu ko ci lu ëpp junni doomi aadama docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mooy directrice générale bu santé ñu teewlu ko. ci bésu tey bii di alxemes ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom bi ñu dellusee ànd nañu ak doomu jàngoro ji. ci yooyu juróom-ñetti fukk ak juróom-benn moom la ñuy wax contact juróom-ñeent nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi zone de captage benn Castor benn Tali benn Gibraltar benn Golfe Sud benn ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru fee ca Touba gis nañ fa ñeenti cas communautaire téeméeri patient mooy ñi nga xamante ne hospitalisé nañ leen bi ñu leen saytoo gis na ne seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi koy am ba léegi ci suñu bërëbu sawetaas yi mooy maanaam service de réanimation yi nekk ci biir l'hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ndax amee ab njàpp bokk na ci li nga xamante ne mën naa aar doomi aadama bi ci bile doomu jàngoro di coronavirus ak lu mu ci mënti doon ab xibaar boo xamante ne nag mi ngi bàyyeekoo ca Grande-Bretagne ñoom nag ab gëstu lañ ci daal di amal xam leen nag ñi nga xamante ne ñoo di jullit yi ñoom kon doomu jàngoro bi di coronavirus sonalu leen lool ca dëkk ba ñoom nag ñu jàpp ne njàpp ga ñuy def moo leen ko daal di may waral nag fii ci réew ko Sénégal ñu daal di ci amal ab taxaw seetlu jox kaddu ñoo xamante ne nag ay gëstukat lañu ci wàllum diine ak itam ñi nga xamante ne ñu ngay yëngu ci wàllub kër docteur ñi yëngu ci wàllub diine nag la ñu xam ne nag moo di mbir mi le xel mën na koo nangu waaye itam waa kër docteur joxe nañ ci seen gis-gis ci liggéeyub Cheikh Hassana Fall. ci biir alxuraan ci saara juróom benn bi ñuy woowee almayida ci benn aaya yàlla sunu borom moo ngi fay wax ne képp koo xam ne moo ngi ci diine gi bëggul nga am benn ngant moo tax sax mu bëgg képp koo xam ne da ngay def lenn ngay mënti setal sa yaram ma ngir mu mën a wàcce yërmandeem ci sa kaw bi lépp aaya di wane bu baax njëriñ gi cet am ci biir diine bi lislaam
ci jamono joojee fële ca Grande-Bretagne ab rapport bu professeur Richard Weber génne moom mi nekk ci université bu Newcastle dafay xamle ne jullit yi nekk ca réew ma su fekkee ñoom ñi coronavirus sonal leen bu baax dafa fekk ne juróomi yoon ci bés bi dañuy jëfandikoo ndox ngir di mën a làpp lii lay tax sax ba bi lépp conclusion bi nekk seen rapport ñoom sax nekk loo xam ne évidence la ci sunu ustaas yi lee. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ndax kenn ci yéen bu amoon dex muy romb ci buntu këram mu ci sang juróomi yoon ci bés bi ndax dina desee tilim tilim ñu ni ko déedéet yaa rasulallah mi ni kazalika salawatul xams mu ni julli juróom noonu la mel ci njàpp li njàpp bi ngeen di jàpp juróomi yoon ci bés bi nee na bu ngeen koy taqoo noonu lay dindee ci yéen fa tabarakallah bépp tilim tilim. islamiquement parlant nit ki bu yeewoo balaa sax muy jàpp dafa war a raxas loxo parce que raxas loxo moom mooy dindi li nga xamante ne mooy sobe si wala li nga xam ne mooy bactéries yi wala li nga xam mooy virus yi wala li nga xamante ne mooy parasites yi kon jàpp kon jumtukaay la pour laabal doomu aadama bi. suñu seetloo bu baax sax ñiiti scientifique yi dañu wax ne nit koo xam ne Covid 19 bi jàpp na la dafa fekk mu jaar ci yenn bërëb yoo xam ne dafay mel na sa loxo wala feneen foo xam ne ngelaw mën na faa jaar ak layti microbe jàpp nag nekk mbir moo xam ne soo koy def fépp foo xam ne tilim tilim mën na faa nekk da nga fay dugal sa loxo ngir mën koo setal balaa ngaa dem ci julli ji. xoolal tey ni ñuy jàngalee raxasu ni saabu pour yàlla musal ñu ci mbirum feebar bi bokk na ci ngëneel yi nam ngay xàllil say baaraam tey jii nii booy jàpp waxuñu rek na nga def nii nga raxas parce que bu dul loolu di nga bàyyi li ñu tuddee lumaa mooy déeneur ba ci ki am sikkim yoo xam ni dafa xaw a fattu charia nee na la tam booy jàpp na nga ko xàllil. li koy gën a wéral nag mooy lan lay raxas mooy li ëpp mooy cër yi nga xamante ne ñoo féetee biti mooy xar kanam nga xamante ni poussière da koy dal wala li nga xamante ne mooy suuf si wala li nga xamante ne mooy virus yi. wante rapport bi le moom kii di docteur Thiam bëgg nañu def ci ndànk moom mi le xam ne moo ngi yëngu ci lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram gëm na ne lii di gel hydroalcoolique moo ëpp njëriñ su fekkee ne sax bañul benn yoon lii di ndox am na njëriñ ci raxas yi loxo. yaakaaruma ndox bu ñuy jàppoo ndox simple rek mën na rey virus wala bactérie mais le quand même c'est mieux que rien parce que bu sa loxo salté boo ci doxee ndox dina ko dindi mais ndox ak saabu moo gën a ndox simple ndox ak alcool moo gën ndox ak saabu donc foofu rek la mën a am impact raxas baax na mais ndox rek mënul rey virus wala bactérie par contre on sait que le gel c'est important parce que yow à partir sa loxo ngay dugal affaire bi sa yaram léegi sa loxo bu li fa nekkee bu ko reyee dootu mën a dem d'où l'importance des gels hydroalcooliques. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne li di cet bokk na ci ngëm-ngëm ci diine islam tamit bokk na ci mbir yu bëri yoo xam ne dañ koy def te lépp loo xam ne soo ko waree yeggale da nga war a ànd ak cet tax sax ba ci alxuraan ci suratul baqara verset 222 yàlla ti ci wax ne képp koo xam ne da ngaa bëgg ma jéggal la soo bëggee ti ma ñaan del ànd ak cet googee waaye suñu boolee cet gi xam ne moom la diine wax ak tamit consigne yu waa kër docteur ci joxe du doon lu dul lu gën ci nit ñi le Cheikh Hassana Fall ñu des ba tey ak solos gi nga xamante ne ndox xam na ko ci dund ni doomi aadama la ñuy waxtaanee jamono ji nag di wàllub assainissement ngir rek réew ko Sénégal ñu mën a am assainissement bu jaar yoon faw rek nguurug Sénégal daal di yokk njëgub ndox mi li ni mel nag ka yëkkati yooyu le kàddu di Lansana Gagny Sakho moom nag mooy directeur général bu ONAS xam ne nag jamono ji kon du nguur gi rek moo war a dugal loxoom nag ci jàppandal gi jëm ci wàllub assainissement faw rek askan wi daal di cey doggu Lansana Gagny Sakho ne woon kenn ci ganu Alassane Samba Diop ci édition spéciale bi ñu jagleel xeex coronavirus ñu teewlu ko ci micro mu Kalsoum Ba. foog ñu yokk jumtukaayu ONAS bu ñu bëggee suba affaire assainissement lu bëri tane ci parce que am na gox yu bëri boo leen xoolee ci Ndakaaru am nañu difficulté yokk bi mën na nekk ci lenn mën na nekk ci def ay taxes mën na nekk ci def yeneen impôts yu bees mais li gën a gaaw te ñu mën ko def suba wala ginnaaw suba moo ñu xalaat njëgu ndox mi parce que ci njëgu ndox mi am na benn pàcc boo xamee ne ONAS moo ko moom mais pàcc boobu yow da nga koy fay man dama koy fay ku nekk da koy fay mais dafa tuuti bi nga xamee ni du mën a tax ñun ñu mën def suñu liggéey comme bu ñuy jot yëpp nguur gi moo ñu ko jox mais nguur gi dafa am priorité santé am priorité éducation am priorité yëpp donc dafay def arbitrage rek ñu ngi góorgóorlu gaamoon parce que defe naa suñu budget yokk na bu baax mais suñu bëggee am solution boo xamee ne day faj góom bi définitivement foog ñu xoolaat affaire ndox bi loolu moo ñuy permettre ñu am koom-koom yu gën a bëri. Parcelles Assainies mu sensible am na dafa ne day soxla 20 milliards pour defar parcelle Sénégal du parcelle rek. Sénégal fépp la parcelle la Mbao la Kaffrine la Kaolack la loolu lu muy wane mooy difficulté bi am entre askan bi li mu soxla
ak jumtukaay bi ñu am dafay delluwaat ci li ma njëkk a wax foog ñu seet naka la ñu mën def ONAS pour am xaalis boo xamee ni jógee ci nguur gi pour mën a indi affaire pour régler affaire de assainissement définitivement loolu moo indi waxu yokk ndox bi peut-être mën na am yeneen mais lu wóor mooy alal bi ni ñuy fonctionner tey foog ñu xoolaat ko gëstuwaat ko pour permettre ONAS mooy mën a liggéey sans forcément di jël subvention état. zone de libre échange continentale ZLECA lu toll nag ci juróom fukk ak ñeenti réew ci dendoo Afrique ñoo ko xaatimoon ñu fas yéene woon ko jëmmal ci weeruk juillet bi ñu dëgmal waaye nag mbas mi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci àdduna bi rawatina ci dendoo Afrique indi na nag ay njeexital yu am solo ci boobu lépp liggéey waral nag mu daal di tagga témbe waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xamante ne moo di Al Dieng moom nag mooy ki nga xamante ne moom mooy jiite lu jëm ci UNACOIS Yeesal moom nag yëkkati na ay kàddu xam ne nag jamono ji doon na ab porox ndoolu ci réew Sénégal ngir rek ñu daal di dundee li ñuy bayee waaye itam ñu daal di jëfandikoo li nga xamante ne ñu ngi koy liggéeyee fii ci réew Sénégal lépp nag ngir ñu mën a sukkali koom-koomu réew mi. Alla Dieng moom itam kenn la woon ci ganuk Alassane Samba Diop ñu teewlu ko ak Oumou Kalsoum Ba. D'abord xam naa ne ñaan yàlla ñu woon gannaaw mbas mi ba nit ñi delluwaat ci seen affaire. Économie Sénégal war na changer te ñan ñoo ko mën a changer d'abord opérateur économique mais aussi état bi pour orientation stratégique certes président teg na benn programme bu ñuy wax PSE sóoraal na ci biir wàllu renforcement de la production nationale donc constat bi c'est général mooy li ñuy importer dafa bari te dañoo war a produire fii ba mën a exporter sax. parce que boo produire état bi subventionné produit bi accompagné la di nga mën a exporter génn frontière Sénégal su produit dugg ci yeneen gox soo ko deful dañuy toog croiser les bras ba yeneen produit jógee feneen ñëw imposer ñu te loolu ZLECA bi bu ñu ko mettre en œuvre mooy que ni benn marché moo am 54 pays africains yëpp daanaka frontière dañuy effacé lu ñoree Afrique du Sud mën naa ñëw Sénégal le lendemain. lu ñoree Kenya mën naa ñëw Burkina Faso le lendemain lu ñoree Algérie mën na ñëw Sénégal le lendemain te loolu su amee am na ci réew yoo xam ne nii am nañ doole wala seen njiitu réew am na politique bu muy def pour accompagner seen produit ba ku ñuy ñëw dañuy ñëw ak doole te loolu exemple Maroc laa joxe rek Maroc tey li ñu am Sénégal yi mënuñu ko am Maroc lu ko waral léegi nag ñi ngi importé parce que li ñuy produire ci Sénégal doyul li Sénégal soxla pour consommer ci spéculation yëpp nag ceeb diwlin tamaate sukkar yëpp li ñuy consommer moo gën a bari li ñuy produire. ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru rawatina ca Géejawaay ak kuréel bi nga xamante ne sanc nañ ko fa ngir nag mu daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub coronavirus kuréel gi la nag moo amalub ndaje démb kon la ko jot a amal ndaje bi nag ñu daal di fay waxtaanee li ñuy woowee cas communautaire yi ndaje bi nag ñu amal ko ci jamono ji nga xamante ne nag maire bu Géejawaay Alioune Sall nag moom daal di nañ koy testé mu amee doomu jàngoro bi di coronavirus kuréel gi nag taxaw nañu temm ngir daal di xeex cas communautaire yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ca Géejawaay Mamadou Lamine Fatija. ndaje bu am solo ci Géejawaay lépp rek gannaaw bu ñu gisee ne wàllante bi ci feebar bi le mu ngi ami doole képp ak fànn bu nga nekk ci biir Géejawaay wuyu nga ci woote gile. tàmbale ba tey bu ñu saytoo yëpp ñu ngi ci 127 cas depuis le 4 mars bu Géejawaay jotee premier cas am ci 124 yi boo xoolee 38 ñoo issus de la transmission communautaire les 87 mooy transmission secondaire maanaam ay contacts yu doon suivre ak ñaari cas yoo xamante ne c'était des cas importés ci 127 nag 47 yi ñëw c'est des guéris tànn nañ ba ñibbi maanaam mooy taux de guérison bu nekk à 37%. Pour cela nag à chaque fois dem stratégie yu ñu adapté mais côté santé stratégie yu ñuy utiliser actuellement boo xoolee c'est renforcer communication bi renforcer également suñu sensibilisation mais aussi assurer la gestion des rumeurs parce que rumeurs yu bëri na te day yàq liggéey bi sur lequel yoo xamante ne on doit faire beaucoup d'actions aller dans ce sens. gannaaw Géejawaay bu mu amee cas yu bari yi nga xam ne am nañ doomu jàngoro jile jot na nag ku nekk dugal sa loxo ngir ñu utub saafara suñu sukkandikoo ci préfet bu Géejawaay. le relâchement bi ñuy constaté c'est vrai que nit ñi nee nañu ñu delluwaat oto yi ñu jëlaat nombre de clients
ñu ngi tijjiwaat marché yi et cetera parce que c'était une volonté pour que ñu mën a reprendre l'activité économique mais kooku taxul ñu ne na nit ñi delluwaat ci lu ñu newoon kooku tey wax nit ñi ne feebar mi ngi fi il faut que ñu dund ak moom ñu ngi doon dund ak moom mais ñu gën a bàyyi xel ne dañu war a dund ak moom pour un temps donc ci loolu nag ñu gën a recentrer les choses gën a inviter la communauté responsable yi au niveau de la base yokk lu ñu doon def déjà am na lu bëri lu ñu jot a def ak les maires ak les autres acteurs mais que citoyen bu nekk mu jàpp ne ni lii nii sama yëf la donc ñu susciter cette remobilisation des acteurs autour de ce combat là. Géejawaay yëpp taxaw ngir jaamaarloo ak li nga xam ne mooy feebaru coronavirus ndax ñu mun koo génnee ci département bi lee ñu wooteb réunion bu cellule de gestion bu feebar bi lee réunion googule tombeek waxtu gi nga xam ne kii di meerub Géejawaay gis nañ ne am na doomu jàngoro jile. Mamadou Lamine Fati ñu dem ca département bu Mbacké ak député bi di nga xam ne mooy Cheikh Abdou Bara Dolly moom nag jamono ji nag daal dinay xamle ne na ñëpp xàccandoo dóorandoo ngir jële fi li nga xamante ne moo di doomu jàngoro bi di coronavirus mu waral nag mu daal di gunge ndongo yi nga xamante ne ak jàngalekat yi fas yéene ubbi liggéey mi ñaari fan ci weeru juin atum 2020 moom Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly nag jamono ji daal na leen jagleel ab ndimbal googee nag mu amal ko ci teewaayu préfet département ba mi ko rafetlu itam ci teewaayu Gora Ndak Lo. ngir fexe ba ndongo yi naka noonu jàngalekat yi dellu ci salle de classe yi honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly jébbal jumtuwaay yu am solo IEF bu Mbacké député bi ci pencum ndawu réew mi ne année blanche warul am ci réew mi. jàpp naa ne année blanche kenn waru ko souhaiter pour mu am. te bu fekkente ni ñun ay député ñu wote maanaam bis boo xam ne 1000 milliards la ci ñetti ministères yor mbirum njàng mi muy éducation ak enseignement supérieur ak formation professionnelle ñun ñu wote loolu waruñu xool sàggan ba tey jii ñu perte milliards yooyu noonu. aussi di dalal xelu parents d'élèves yi xam ni li nga xamante ni moom la préfet def jël ay responsable man mii ma def ko pour que élèves yi mën a ñëw jàng si te duñ am benn jafe-jafe ci mbirum mbas mi. moo tax ñu jox leen ay masques élève bu nekk tey gën gaa néew nga am ay masques yu doy boo ñëwee am sel bu doy ak eau de Javel boo xam ne da nga mën di raxasu am distance boo xamante ni daan ko mën a respecté ba pare mbirum transport ñu ma leen koo wàññil jàpp si yaakaar naa kon parents d'élèves yëpp maa ngi souhaité ñoom ñëpp ñu bàyyi xale yi ñu ñëw jàng si njàng moo xamante ne dana mucc ayib pour ñu àggale seenu examen yi nga xam moom lañ bëgg a def. mu ñëw jël si yooyu li ndimbal préfet bu département bu Mbacké rafetlu doxalinu kii toog ci pencum ndawu réew mi. ñetti mbir tax mu def ko te mu nekk ñetti mbir yoo xam ne nekk na ñu nit suñu solo muy solo ministère éducation solo gouvernement bi ndax président de la république moom moo wax ne kuy sénégalais mi ngi lay woo nga jàpp si jóg jàpp si loo mën a def pour que école yi redémarrer pour que ñu mën a sauver année bi mu déggee loolu mu jàpp ne am na fànn yoo xam ne war na si mën a intervenir fànn bu njëkk bi mooy dañu ne mobilisation générale boobu weesuwul lu dul ñu fexe ba bu ñuy dem ci école yi contexte épidémie mbas mi li nga xam ne moom rek nañu am comme matuwaay pour éviter mu def fi jéeya muy mesure barrière yooyu moom mu jël lu bëri ci action yi mu def nii mu teg ko. ci Mbacké delluk ndongo yi ci l'école yi ñu koy waajal yem bokk jamono joo xamante ne jàngoroy coronavirus mu ngi law ci dendu Bawol la. gannaaw Mbacké Louga itam ñoom ña ngay waajal l'école yi ñu fas yéene ubbiwaat ñaari fan ci weeru juin atum 2020 conseil départemental ba fa nag fu feccak ca Louga daal nañoo amal démb ci àllarba gi ab set setal ci CM yeeg lycée ya fa nekk lépp nag ngir mën a may ndongo yeeg jàngalekat yi ñu mën a dellusiwaat ci jàmm ci yooyu le daara mën a wëyal seen liggéey njiital ba conseil ba di Amadou Mbéri Silla moom nag daal dina yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko ci micro Mountaga Kana. tey ñu ngi commencé désinfecter def lancement désinfecter les CM ak lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi comme bi président de la République joxe instruction ni avant le 2 nañu fexe ba pomper école yi wax dëgg yàlla tey nag lancé nañu pour que préfet jël décision yëpp ak monsieur le gouverneur
ak monsieur le sous-préfet ñu àndandoo pomper école yi ci département bi yëpp pour que mbas mi soriñu lépp luy lycée lépp luy CEM dañ ko pomper ci kattanu yàlla bu lépp set bu ñu paree ci foofu aussi dañ leen accompagner ci wàllu kit dina am ay thermoflash yu ñu joxe dans chaque arrondissement teg ko ci loxo sous-préfet yi dina am ay carton de gel yu ñu leen jox. ca Sédhiou moom sedd lépp dund bi nga xamante ne nguuru ko Sénégal moo ko jagleel askan wi ngir jàppale leen taxawu leen itam ci jamono yi mbas mi ci réewu ko Sénégal li ni mel nag dañu fa nemmeeku ab mbooloo mu takku ñaari ay bés nag gannaaw ba jori mi nga xamante ne moom la ñu dénk boobu leen liggéey nag teewee ca gox ba jamono ji nag mu doon ab porox ndoll ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitee bokk moomeel ga fa ngir rek ñu daal di fësal njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo boobule ndimbal. ki ñu ciy teewlu nag moo di Abdoulaye Koli moom mooy adjoint bu njëkk bu maire bu Sédhiou ñu teewlu ko ci micro Ousmane Demba. ñu ngi fiy daje pour pratiquement procéder li ñuy wax lancement de la distribution des vivres bu état mettre à la disposition des collectivités pour la population xëy na dafa xawoon yàgg parce que dafa doon ñëw kenn par kenn suukar ñëw na diwlin ñëw na ceeb ñëw na loolu yëpp dafa ñëw par moitié loolu moo tax xamit affaire bi xaw a yàgg mais aussi dafa laaj ay organisation yooyu boobu moo pare moo tax tey ñu organiser ci lancement bi cérémonie boo xam ne que pour woon nit ñi ne que à partir de demain dinañ commencer vraiment la distribution réelle au niveau des populations yi donc distribution boobu dinañ ko def quartier par quartier pour éviter vraiment grand attroupement bi. évidemment ci liste nationale am na mais am na ñi nga xam ne que yu ñuy jox waa communes yi pour que communes yi en collaboration avec seen délégué de quartier ñu tànn ñeneen ñi nga xam ne ñu ci bokk donc apparemment ci liste nationale Sédhiou war na am 1,000 ak ñaar fukk ak juróom nit ñoo war a bénéficier ci aide bi mais localement juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent nit ñoo war a am pratiquement dimbal bi mais ñooñu dañ leen tànn sur place parce que maire bi dafa mettre sur place sur pied un comité communal de ciblage comité communal boobu moom à partir de là ñoo def le dispatching par rapport quota bu ñu leen bàyyi les 734 et au niveau des ci quartier yi dañuy sàmm foofu tamit comité local ñi nga xam ne que délégué de quartier moo ko jiital. ñu wax ci beneen xibaar rawatina nag ci wàllub yoon ak yoonal milum Lamine Diack ak Pape Massata Diack Lamine Diack moom mi nga xamante ne moo fi ne woon njiital I2AF ñu daal di koy tudd ci mbirub guerre rawatina nag ci mbirum dopage ay athlètes yoo xamante ne ay athlètes russe la ñu kon nag procès bi ñu na mën a amal 3 fan ci weeru juin dàkk nañ ko ba juróom-ñetti fan ci weeru juin dañ ci ànd ak Pape Malick Diaw. ci ëllëgu 87e anniversaire am ci la Lamine Diack war a taxaw foofee nga xam ne moo di ci justice française procès wu ex-président de la fédération internationale d'athlétisme I2AF mi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy woowee World Athletic ci diggante 1999 ba 2015 moom mi nga xam ne dañ ko soupçonné ci ab système de corruption bi nga xam ne da doon protéger ay athlètes russes yoo xam ne ci dopage la ñu nekkoon dinañu ko daal di taxawal juróomi fan ak ñett jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin foofee ca 32e chambre correctionnelle bu tribunal judiciaire bu Paris ci fàttali Lamine Diack li ñu koy toppee moo di corruption blanchiment en bande organisée ak abus de confiance waaye it yemu ca ñu ngi koy reproché li nga xam ne moo di détournement wu ay kopparu I2AF moom jëme ko ci jëmmam ak ki nga xam ne moo di doomam di Papa Massata Diack ex-consultant marketing fédération internationale d'athlétisme ancien président I2AF dañu ko saytu it ci yeneen mbir lu ci mel ni corruption attribution jëme ko ci JO Tokyo ak mondiaux d'athlétisme ci atum 2017 2019 ak 2021 waaye nag du ca wét ndax dana ca ànd ak ay ñoñam ñu ci mel ni Gabriel Dolé ex-directeur département médical ak antidopage I2AF Habib Cissé avocat ak ex-conseiller juridique bu Lamine Diack Valentin Balakhnitchev ex-président fédération russe d'athlétisme ak ancien trésorier et vice-président I2AF ak Alexei Melnikov ex-entraîneur chef de course de fond ca fédération russe d'athlétisme ci loolu
ñu jàpp ni mennum Lamine Diack Gabriel Dollé ak Habib Cissé ñoo nar a teew ci tàmbalik procès googu ci borom moom mi nga xam ne mi ngi fii ci réewum Sénégal doomam di papa Massata Diack moom mi nga xam ne mi ngi ci li ñuy woowee sous le coup d'un mandat d'arrêt international bu justice française fukki fan ak ñett ca weeru février ba la ñu génn ci noonu jot nañu avocat am di maître Moussa Sarr waaye moom mi le mi ñuy xam ne ni jotagul benn notification jëmee ko ci tàmbalik procès googule procès boo xam ne ci fàttali ñu ngi ko waroon amal ci weeru janvier ba la ñu génn waaye dañu ko mujj renvoyé li ko waral moo di ay documents bancaires yoo xam ne Sénégal moo ko adressé justice française ay waxtu laataa li nga xam ne moo di ouverture débat googule kon ana fan la Lamine Diack ak doomam Massata Diack ak it ay ñoñam nar a mujj ci li nga xam ne moo di procès bii ca 32e chambre correctionnelle bu tribunal judiciaire de Paris tontu gi daañu ko xam juróomi fan ak ñett jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin. foofee sax la ñuy daal di jaaree dem xool la xew ca biti réew rawatina nag tolluwaayu doomu jàngoro bi di coronavirus ci àdduna wërngal këpp jamono ji nag ci xayma lu ëpp juróomi million yi doomi aadama ñoom ñooy dund ak feebar bi ci àdduna bi lu ëpp itam ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakken États-Unis nag doon ba tey réew mi nga xamante ne foofee la ñuy gën a nemmeeku ñi ci loru moom coronavirus ndax jamono ji réew ma nag romb na lu toll ci téeméeri junni doomi aadama yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakken ndax coronavirus réew ma nag ëpp na itam ñoo ko fa amee lu toll ci 1 million yi doomi aadama Brésil jamono ji nag mooy ñaari réew mi nga xamante ne la ñuy nemmeeku doomi aadama yi gën a loru ci bile feebar di coronavirus ndax nag jamono ji limu ña ca ñàkk seen bakken jéggi na dayoo bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé di OMS jàppale ne itam coronavirus mi ngi ci dendoo Afrique ndax jamono ji ci xayma téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti junni doomi aadama yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoom ñooy dund ak feebar bi ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci ñàkk seen bakken Afrique du Sud doon ba tey réew mi nga xamante ne moo gën a amee doomi aadama yi dund ak coronavirus ndax ñaar fukk ak juróomi junni yu teg juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom ñooy dund ak feebar bi Afrique du Sud lu ëpp juróomi téeméeri doomi aadama ñoo fa ñàkk seen bakken ndax coronavirus. ñu dellusiwaat ci réewuk Sénégal yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si Baba Ndiaye lañ ci àndal la. mbaa yéen a nga ca mbas meeg tolluwaayam ci réew mi ngi gën a doy waar gën a compliqué ci Sénégal ndax bilan baa ngi gën a diis ñaar fukki cas ñoo nekk ca Sowtas docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye démb la ko xamle di fësal ni juróom-ñeen fukk ak ñaari nit ñoo am corona yees ni ki démb 12 cas communautaire sunu réew du Sénégal ñetti junneeg ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti nit ñoo corona bi mbas mi feeñee ci Sénégal ak tey ji junneeg juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom benn nit wér ci fanweer ak juróom-ñetti nit ñàkk seen bakkan junni ak juróom benn téeméer ak ñaari fukk ak juróom-ñett nekk ci traitement source aané direction générale des impôts et domaines mbas maa nga fa dugg na fa juuxu na fa ndax benn waay ma fa corona ca Touba dëkk bu tedd ba benn waay bu bokk ci kuréel gi séddale dund gi ci réew mi dëkk ca dëkk ba moo fa corona critique ne corona baa ngi ci l'armée bi ndax lu toll ci ñaar fukki soldat dañ leen testé positif maanaam ci ko gàttal dañoo corona laas ni situation baa ngi gën a jafe ci fajkat yi ci réew mi ndax cas grave yaa ngi gën a yokk ci Sénégal te lal yi matewul bëriwul l'observateur ne benn nit moo ñàkk bakkanam ak juróomi nit yoo xam ne dañoo corona te ñoom ñëpp institut Pasteur la ñuy liggéey loolee soob ci njàkkare gu yaatu liggéeykat yi nekk ci institut Pasteur ndax gars yi dañoo tiit te dëgg sax la ñu def l'observateur xëy jox kàddu gi professeur Moussa Seydi di waxi dëggam ba noppi ne amul kenn ku faatu ci mbas mi te chloroquine gii moo ko waral moo taxit de ba jëfandikoo gi jëm ci chloroquine dañ koy xël di wéyal ci mim réew Le Quotidien ak Vox Populi lañu Sénégal day des di jëfandikoo chloroquine te ginnaaw Sénégal Maroc ak Algérie lépp seen askan gi amee woppi Covid-19 gi chloroquine lañ leen di fajee yëglekaay bi ne Afrique weddi na kuréel gi sàlloo paj mi ci àdduna wërngal képp Vox Populi dem bay samp laaj ni sax OMS est-ce que nekkul ni pharmacie ci boppam lay liggéeyal yëglekaay bi ne en tout cas chloroquine bi moom jëfee gi kenn du ko dakkal des koy wëyal séddale dund gi ci réewum Sénégal dakkagul ma ngay wëy ba tey de Sud Quotidien waaye nag ba léegi am na askan guy toog di xaar ndax gis ñu lenn ci séddale dund gi seenib diwaan ba tey jii ne jotaguñ ci ndax ñoom séddale dund gi ci réew mi dégg rek lañ ci am juróom-ñaari dëkk jot nañu ba noppi ci dund gi waaye Ndakaaru capital bu Sénégal kenn du moom ndax lépp tungaañ la ko def moo ci ëppale te li gën a doy waat ci mbir yi Sud Quotidien ñeeyoo dëgg dund gi gisuñu dara loolee tax ba njiitu réew mi Macky Sall di dankaafu Mansour Faye ngir képp koo xam ne sa loxo jotul sab ginnaaw te
nga war a jot ci dund gi nga jot ci nu mu gën a gaawe critique ne Aliou Sall fépp Aliou Sall partout ndax ma nga ca lépp Aliou Sall ci pétrole gi Aliou Sall ci koppar gi Aliou Sall ci nguur gi Aliou Sall ci covid 19 gi li am démb ca Diamaguène Sicap Mbao ëpp na laas ak la tribune ni askan wee génn taxaw temb ne kenn du fa suul benn waaye bu ñu ne dafa corona xeex bi mel ni tulleeg male ñeenti nit lañ ci gaañ ak ñetti oto yoo xam ne dañ ko caxat-caxatee laas nañu oto yu ñu caxat-caxatee ambulance bu pompier yi la ak bu waa Croix-Rouge les échos ne ndaw si soode woon ñetti ci doomi jidleem yi ak ndox bu tàng jër ca Gueule Tapée di Ndeye Mati Fall ñetti atu koso moo ko yott Vox Populi Libération L'Observateur nañu rangu ak i gaayam teg nañ leen loxo ndax ni ki démb dig lañu fanaan yendu parti bu ñu bëggoon a amal ci benn hôtel bu nekk ca Ngor fii ci Ndakaaru fa leen takk dari fekk jaxase yendu bi ba noppi jël leen ñoom ñëpp yóbbu Libération ne rango fukki nit ak ñett ñu nga ca garde à vue ñeneen ñu nekk ci garde à vue mooy ndaw yi nga xam ne seen vidéo bi toj na àdduna te ñu fësal ko ginnaaw julli korite gi te cité mixta yéeglekaay bi ne en tout cas vidéo ndaw yooyu toj na réew mi njiiti réew ma woon maître Abdoulaye Wade ak njiiti réew Macky Sall Walfadjri nañu ñoom ñaar kiif yàq rek la ñu nekkee ci bopp réew mi dara doxatul diggante Bougane Gueye Dany njiitu des médias ak Bimao ginnaaw koppar gi ñu koy toppee moom Bougane Gueye Dany nee na koppar googee gépp dërëm du ko ci fay daay gi lakk diggante maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ak syndicaliste yi ëmb jàngalekat yi ci réew mi ana kan moo koy fay grand place ne en tout cas guerre dëgg la nu sumb seen diggante ndax kenn mayul sa morom lenn la ko waral nag mooy jàngalekat yi nga xam ne dañu war a dellu seen bërëbu jàngalekaay yi grand place ne en tout cas daal ñoom jàngalekat yi danay jokkori baraamu tuuma Dakar Dem Dikk ndaxte nee nañu nañu doxalee ci mbir yi baaxul tey baaxul ëllëg ndax lépp pëcc xool waaye maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk bàyyiwul mukk mbiri sedd ndax tontu na leen ba noppi yemal leen seen place ndaxte nee na ñoom jàngalekat yi amuñu organisation ran yi jàngal gune yi sax seen classe yi te na leen tëj te keroog ëllëg ñu organiser woo xool nan la ñuy def ba dellu seen bërëbu jàngalekaay yi ñu nekk fa di conférence de presse mais da ngay seet loolu rek mu ngoog jotaay gi fi lañu koy yëkkatee gannaaw ba benn waxtu tegalee fukki similek juróom benn xibaaru njoloor si la woon amoon mbégte dégtal leen ko jàpp leen ne bu juróom benn waxtu ci ngoon tegalee ñeen fukki similek juróom xibaar yi ci kàllaamay wolof lay doon ñeen fukki similek juróom bu bootoo ci juróom ñaari waxtu ci ngoon ngeen am xibaar yi ci kàllaamay tubaab xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf